dellu am mbégte mu rëy di ànd ak yéen ci rajo Futur Média am mbégte mu yaatu di ànd ak yéen seen émission xalaas mu di suñu journal fait divers ñu ci ànd ak yéen bés bu nekk du lundi au vendredi ci wile waxtu sama waaja Aba. ñu koy masaw bu baax a baax sama xel dem na ci moom. waaw li ma ko waxee woon démb rek magam bu jigéen moo génn àdduna. waaw ñu ko koy wéy di masaw di ko jaale. nee na mën naa ko santal mboolem ñi nga xam ne. wane nañu seen taxawaay démb foofa. am na solo bu ñëwee dina ko waxal boppam. am na solo Sénégal loo rek a fi nekk. Futur Média looloo fi nekk. ñu ngi koy masaw bu baax a baax moom Ababacar Camara Aba. jaajëf waay inspecteur Mamadou Ndoye Bane maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziar sama waa ji maa ngi lay bégee di ziar Aba bu baax comme ni ñu ko waxee rek ñuy séddoo naqar wi ak moom. di ziar Passepartout ak ñëpp ñi nga xam ñu ngi déglu rek ñi ci réew mi ñi ca bitim réew Njaay. yàlla na yàlla def jàmm ci réew. Passepartout démb daal na fu ma ko yónnoon mu kale fa. foofu de jàll. Njaay xaaruma ñaanal gars yi jàmm ba pare. ñun ñëpp am jàmm. ñun ñëpp am sutura. ñun ñëpp am teraanga. waaw yàlla na Sénégalais yëpp am jàmm. amiin waay fu waay mënti ne. yàlla na yàlla defal jàmm defal ko sa njaboot def ko ci yow. sa stade ba tey lañ koy tabax. tey lañ koy commencé stade bi stade bi. waaw sama stade la de waaye stade bi na pare jàmm. góor leen ba bu ngeen tegee première pierre ba fexe leen ba bu mu fa réer. ban réer. na ngeen ko teg. est-ce que du 17 mois la tabax ko. Sénégal am infrastructure. 17 mois la. stade bu musul am bu amul ci àdduna bi. baan yéen da ngeen a tàmm yëngal taf. yéen ñan. yéen. waaw loolu yéen ñan. yéen ñi ci nguur gi. da ngeen di commencé. nit ñi ne Aïcha àndandoo tàccu leen. waa Ndiaye man loo boole nguur gi. da nga bëgg ma wax lépp. waxal lépp. élection jot ma faral ko ma faral nga ne ma génn ci nguur gi. waaye baax na. kon ndombal tànk ma dese. ok chaque conseil des ministres ma xool sama tur nag. ndax di nga génn. baan yow bu ñu la doon fal ci gouvernement bi lu ñu lay fal. en toute franchise yow sa aqulay taala. man lu ñu ma fal baax na. yow loo àttan. bari na de. Ndiaye. bari na de. Ndiaye. ministre chargé des coow de xam naa ne ku la ko jox nga jël. Passepartout maa ngi lay nuyu. coow li ci réew mi. waaye bàyyi mu nuyu Passepartout. maa ngi lay nuyu Pass. Ndiaye maa lay delloo. nga ni foo ko yónni woon tey jeudi 20 février bi bàyyi mu tudd passe limite boo xalaat bi jeex. passe limite passe limité. dama ko yónni woon mu tag démb. fi ma tagee waxuma la ko xaaral tuuti naa la fi ma tagee. Ndiaye Aïcha ñu bàyyi la nga nuyu Sénégalais yi. Ndiaye maa ngi lay nuyu di la siyaar bu baax. doo ko xalaat ni wéeree. di nuyu auditeurs xalaat yëpp. lu tax mu tudd passe limité baax a baax. dama doon làmb waaye dëgg naa de. Ndiaye nuyu partenaires yi ñu doon. Aïcha partenaires yi dañu koy doore ak waa Banque islamique du Sénégal indi xéewal bu am solo. waaw mu di benn application mobile boo xam ne Tamwil Touch la tudd. képp koo xam ne am nga compte ca Banque islamique du Sénégal télécharger l'application bi Play Store wala Apple Store yaa xam foo koy jaare ci laa ne ni mën di yore sa compte mën di gérer sa compte à distance. di ko gérer di def sa ay virement ci banque bi ak ci banque yi nga xam ne dañu bokk ci espace UEMOA bi. fay say facture moo xam courant ndox la wala courant jënd sa crédit muy lu am solo Tamwil Touch la tudd. ngeen télécharger ko perfectement également di benn produit Uniparco boo xam ne li ci nekk ci njariñ sénégalais boo ko laaj mën na la ko wax ndax dañ ko essayer xam li ci nekk boutique cosmétique boo dugg mën nga ko fa am ñu defar ko nag jagleel ko góor ñi nga xam ne dañuy nekk en activité très souvent moo xam sportif yi la wala ñi nga xamante ne ji dañuy faral di maanaam tout le temps daal dañuy nekk en activité voilà très bien mu ànd ak ñaari gel de douche ak ñetti eau de Cologne muy toppatoo sa yaram ci anam bu yàgg di la yokk bien-être yokk également sa forme xam nga loolu dafa am solo loolu fort na leneen lu am solo tey ànd ak ñun ci xalaas mooy gaamu téléphone bii nga xam ne mooy Airfa ñetti téléphone la ñu indi am na Sense 2 Sense 2 Pro Halo 3 ak Halo 3 Pro maa ngi génn ba léegi ci Sense 2 bi Sense 2 Pro bi nga xam ne 42 000 lay jar ñu garanti la ko 12 mois ba noppi nag mu am service après vente am ci 12 mois yooyu téléphone boobu noo la koy toppal écran 6N 16 giga de mémoire moom la téléphone bi àndal RAM 1 giga batterie boo xam ne 3000 mAh la xam nga yooyu moom dafa yàgg connexion 4G caméra 13 mégapixels ba tey maa ngi ci yu baax yi nekk ci téléphone boobu et puis connexion automatique nag la foo dugg amul xaaral ma activer sama lii ak sama non da ngay dugg rek mu connecté wu fuñ ko mën a amee dañ may woo dama ko laaj rek xoolal foo dem ci jaaykati téléphone yi ci réew mi laaj leen ko yamu rek Dakar mais dama lay wax yi nga xamante ne ji tey
par exemple boo dëkkee Parcelles soxla ko da ngay dem boutique Orange Kër Soxna May Kabir kaas ba. wala nga dem Carrefour des services jàkkaarloog brioche dorée bi. ñu nekk Pikine SCS en face SGBS. Mor Ndiaye espace Phone Grand Yoff am na ko Touba mobile communication TMC Grand Yoff am na ko. suma waaja suma rakk ja nooy det xuma et frère. xuma am na birum xuma dëkk boo dem defandi ni weng birum xuma yu buram. man xuma musuma gis birum xuma waaye turee ma neex rek birum xuma. waaw jàmbaar la. ak Badou Sakho liggéeykat la. waaw ana toj Sénégal ma. nay rek ko yàq nag. kan ci biram waaw dégg naa ko nay. Badou mi ngi fi. Badou Sakho. mi ngi fi ma kooku moom nayul ma. mi ngi fi. kon biram a nay. am na ñu ko wax de. non nayul dañ koy tooñ rek Ndiaye boo mën a tooñ de Ndiaye. ban dem am na lu ñu fi sumboon de dagg ko. waaw mooy ndaw sa nekk ca bitim réew. waaw ak waayam ja. waaw labatante ba maanaam loo leen bëggante na ngeen def ndànk. yàlla surtout su seen diggante sëy. doo leen mus a sëy. léegi dafay fàttali auditeurs yi nga xam ne dañoo mel ne man. na ko Aba fàttali dëggal ma naan Aba sama waaj maa ngi koy ziar dafa sonal paas fàttali gars yi. waaw ndaw si balaa muy dem bitim réew dafa am ku benn waay ju mu nekkaloon. waaja nag moom moo xëy bis ak ñëw indil ko benn perkaal ak benn ginaar ne ko pour diggante bi dox la. moom nag jàpp na ni dafa am lu ko waaj defoon pour mu topp ko. mën naa nekk de. le problème nag mooy ndaw si jóge na fi dem na bitim réew amoon na fa jëkkër tas na ba mu xalaatee ne loolu la nag ba woo na waaj pour que waaj dindiloon waaj ne ko sëriñ ba ko defoon. gan la fi woon rek xamatul kan la. léegi nag loolu la bëgg ko ci dimbali ndax mu dañ pour que mu mën a sëy. ginaar gañ rayoon daal xaw ma saraxe ko. ak perkaal ba. ak perkaal ba moom am na problème. na xeetu sarax yoo xam boo ko déggee sax da ngay tiit. wóorul dafa wóorul fekk gars yi de xoolal da ngay am sa far nobanteeg moom mu lay dugg jox ay butéel ngay sangu di la jox ngay diw mu xëy suba am jabar yow doo am jëkkër. te xam nga genre moom mu jar yow doo jar. genre kaa yi nii. moom rek ngay nopp. waaw am na jigéen ñuy déglu jamono jii 32 ans ngi nii sëyuñu kañ nopp am na jabar amaat jabar waaye ñoom kenn takku leen waaye moom ma ngay nopp kooko ba tey. di dundee yaakaar maanaam génn nañ 10 ans waa ji ba ko fa dem takki jabar. mu continuer moom di nopp waa ji. waa ji takkaat keneen mu continuer te fu ko waa ji soxla xëcc ko. te fu mu sëy tas. te fu mu sëy tas. est-ce que moom baan amoon na fi élément mel ni bu jógeen Maroc yaa ngi fàttaliku. effectivement waaw te sëriñ ba dee. waaw. avant ñuy fàttaliku. nañ doxal lii ba pare. déglu ne Sénégalais yi moom la ñuy xaar. pas mal de personnes ñu bëri dañuy ñëw di mu bëgg mais ku ñëw duma la jël sérieux mais ku ñëw wax affaire mariage duma accepter finalement daal ma ne peut-être loolu la après finalement si la am visa France ma dem France. léegi ma ñëwee France ma nekk France nekk fi benn instant ba def fi ay 1 an après ci laa gis benn nasaraan mu ne moom dafa bëgg jabar dañ ma ko sax présenté ma marié ak moom mais bu ñu marié lépp daal man bugguma ko daal sama xel bi yëpp ci kii lay nekk su wax dëgg yàlla rek jote parce que dama ne woon naa dem sëyi rek te yàlla tax mais mënuma nekk si jàmm sama xol bi day jeex fu ma toll damay naan pourquoi man ki ma bëgg yàlla mayuma ko man lan moo tax mënuma bëggante kii nga xamante ne bëgg na ma à chaque fois problème tey ëllëg si biru ngoon ba ma am ak moom doom am nañ doom bu góor finalement ma décidé dem waaw léegi ma dem maa ngi nii man kese maa nekk ak sama doom kese ñoo nekk mais ba tey sama xel bi mënul jóg ci moom te jusqu'à maintenant y a pas mal de personnes yi nga xam ne xamante woon naa ak ñoom depuis Sénégal ay nit ñu baax di ma topp sëy depuis boobu ku ma expliqué ne la am naa jëkkër am naa moom doom naanam divorcé naa ñoom seen yoon nekku ci ba tey dañ may topp sëy bëgg ma takk te yàlla tax nekk ci prison mu mel ni ku ñu prisonnier mënuma sëy ki ma bëgg mënuma am beneen jëkkër xawma lan moo ma dal xawma lan moo nit ci man xawma sama àdduna lan lay saf sonn naa trop sonn naa ba fu sonnaa yem te magum jëmm laa mës naa sëy am sama benn doom may door a dugg ci tubaab bi peut-être sax tubaab bi lu tax mu rëcc sax lu mu nekk nit ku weex moo tax mu rëcc sëy bi am
mais sëy bi tasaat na sonn naa munuma fàtte waa ji dama ko bëgg xaw ma moom fu mu toll ci man gis naa ko un jour mu publier ne marié na xaw ma te franchement bëgg naa am jëkkër mel naa nu ma war a mel tollu naa nu ma war a tollu xam naa jigéen bu baax laa bokk naa ci famille bu baax te le temps passe tamit mënuma sax am copain boo xamante ni dinaa ko wóolu nekk ak moom mënuma ko parce que fu ma tollu damay naan man kee laa bëgg ndax loolu lañ doon dund man ak moom fu mu mënti nekk lu may mënti def moom laa bëgg am naa ku ma bëgg ba pare point loolu laa doon dund te loolu laa xam ma leen di ñaan bu fekkente ni am ngeen koo xam ne mën na ma dimbali jàppale ma dindil ma loolu waa ji def ma pour ma mën a am jëkkër bi sabilillahi lillahi wa rasuli dama leen koy ñaan waa man la toujours ba pare waa ji un jour mës naa ko wax ne ko dama bëgg mu woo ki nga xam ne moom moo def loolu mu dindi ko mais xamal lan la ma tontu mu ne moo xamatul fan la kooku dëkk kooku daf fee ñëwoon nag benn sëriñ la rek fi ñëwoon waaye xamatul fan la dëkk depuis loolu nag déggaatu ma ko amaatuma si moom benn nouvelle. xalaas. ngi noonu. gëm naa ne am na ñu ko mën a dindi de. parce que gis naa fi ñoo xamante ne ji. dañ leen a dëddaleeg seen yaay. am na ñu ko dindi. benn xale bu jigéen neewoon na ma. su ma gisee sama yaay. damay mel ne koo xamante ne ji dañ may taal. ma ko tey. léegi mënut a toog juróomi minute yu mu déggantewul ak yaay ji dafa mel ne kama xam ak yaayam rek duñ toog journée ci déggantewuñ ci juróomi yoon. am na ñoo xamante ne ji dañ koo def ak seen jabar. am na ñu ko dindi. dëddale. waaw na góorgóorlu rek. dëddale. te bañ a toog. tey maanaam tey ñuy moytu yu mel nii nag aba. waaw. mooy li ma ci wax daal mooy. képp koo xamante ne mën na ko dimbali. na jokkoo ak ñun mais ma précise benn affaire. ndaw si wutul jëkkër. maanaam wut si wul jëkkër fii. ku ko dimbali lay wut. léegi moom ana ki mu bëgg ki mu ne moom la bëgg. moom la bëggee ok man nag jigéen ñi genre yi boole leen ak gars yi wóorul quoi gars yi dañ leen di bëgg a jël. waaw loolu la de. waaye loolu mooy problème bi. en tout cas wut si wul jëkkër daal. loolu mooy wax ji mën nga koo booleeg nit pour mu dindi affaire u ginaar bi. kooko rayal ko bëy. waaw rayal ko bëy féetewoo ko wóorul. gën a metti nag. da koy cere de. na ko dénk yàlla sunu borom. cere la koy def Boy Ndiaye. na ko dénk yàlla sunu borom. non Ndiaye ñu baax ñu ngi fi nag ñi nga xam ne ñu baax nañ te mën nañ ci dara ñu ngi fi. waaye xam nga luy watt yi nii. watt yi nii. ah. ñu doxal. naa ko wax ñu bindal ko. loolu day su ko bindee moom dina dañ. non mais na ko dénk yàlla sunu borom xëy na li ko booleeg tubaab bi dana ko booleeg keneen. xel maa nga ca waaja rek de. waa d'accord xëy na peut-être mën naa nekk mbëggeel nag de. Ndiaye gis nga lii muy def nii. waaw mën na xëy na muy lu mu jàpp ne duñ ko def la. mais mën na nekk également mbëggeel. Ndiaye góor a ngi toog këram di si xool jabaram mais su dee jabar ji faatu tudd gisul faatu. nafi lay gis. nafi mu nga xam ne moom la doon génnal. waaw mais nafee ngi toog ak Médoune di gis Daouda. waaw léegi nag da ngay gis ku jigéen tamit. xam nga li ma lax rek. xam na da ngay gis benn faatu bu toog ak jëkkëram di sëy. ndekete gisul jëkkër ji. benn Aliou ba lay gis. fu jëkkër ji lu muy séq ak jëkkër et tout. gisul jëkkër xam nga lu tax. Aliou ba lay gis suñu différence ñun ak ànd ñun suñu ànd ak ànd tubaab yi xam nga lu tax couple tubaab yu ci bëri di durer. mooy day wékkee ci sincérité. tubaab doo gis mukk Rosalie mu toog di gis Marc. par contre fii nag li nga wax rek. da ngay gis na fi mu toog di sëy ak Aliou ba xel maa nga ca Médoune. nga gis Médoune mu takk Fatou xel maa nga ca Safiyatu. Léegi nag bu ñu demee ba kenn ku nekk la nga doon muñ di ko gérer di ko wéyaale di ko tricher. mënatut a dem. mais day kalaate. day kalaate de. baan demal tribunal fi ñuy tasee sëy yi. jeudi wala mardi. may ma jàll ngay dégg. day mel ni meeting bu ñu woote. fees dell.
chaque jour nga dégg ñu ne diw day takk jabar wala diw day sëy. est-ce que. voilà. Ndiaye. oui. yàlla na jàmm yàgg ci réew mi Ndiaye. amiin. amiin. stade bi ñuy tabax yàlla na yegg ak jàmm. amiin. ñu football ci jël ci Coupe d'Afrique ak jàmm. Ndiaye. Ndiaye bul liir de. bul liir. wala boo liiree nga noppi. liir ko ci sam xel rek. damaa ferul ijji sax. waaw bul liir rek dama koo liir nii. bul liir. bul liir. di Cheikh Diallo di wax man bëti kii laa yor quoi bëti buur laa yor yenn yi du ma ko xool. voilà kon ñu déglu ndaw si. waaye ci laa ne comme takk nañ sëy ba pare xas nañ ba takk ko mënuma ci génnaat donc xëy na su ma duggee ba ci biir bëggeel gi ñëw léegi ma dem ba ci biir encore fekk waa ji am problème impuissance problème télé daal la am muy dund ci situation boobu pendant 3 ans en plus waa ji daaw ma defal dara bi ma nekkee woon ci biir sëy bi sax man maa daal débrouiller sama bopp maa daan defal sama bopp lépp waaw ci laa génn ci sëy bi mën naa ñaan baat mën naa génn ci sëy bi parce que dama sonnoon bëgguma woon waa ji et toutes ces situations mu génn ci sëy bi ñëw fi delluwaat fii Dakar si biir kër gi sama kër papa depuis boobu la problème bi njëkk commencé encore la sama yaay ne ma carrément kër gi dina ko bokk ak yow dañuy génn kër gi sa doom ni ma jur bu amee problème bu mu mënti doon da nga ko waroon a soutenir xam nga man jullit laa xam naa ne baaxul naa ne yàlla bëgg ko mais maa ngi koy def ndax lan ñàkk pexe vraiment ñàkk pexe su ma ne ñàkk pexe nag xam nga nit ñi dañu comprendre dañuy yaakaar ni bànneexu àdduna moo la si dëgg wala sa bëgg-bëgg la noonu loolu kenn du ko choisir sa bopp sama kër papa la mais sama yaay mujj moom bu nga xataal si biir kër gi daal nee na daal kër gi du ko bokk ak man lépp maa koy defal sama bopp su ma dekkee man la su ma añee man la su ma reeree man la su ma solee yére bu baax man la doonoon naa liggéey sax liggéeyum bi daan mais xam nga rek kër yëpp benn la du am jàmm fenn liggéeyum bi daan tamit xam nga rek patron yi lu mu lay def ak yooyu léegi pour survivre daal ci loolu laa nekk waaw pour am lu ma lekk lu ma naan lu ma sol non wax dëgg yàlla kenn dugaluma ci maa ci dugal sama bopp wax dëgg yàlla xam naa ni baaxul mais ñàkk pexe après ci laa si dugg par Facebook laay xamante ak ñoom nag moo ma dugal si affaire bi kenn xamalu ma ko sax c'est la première fois nii ma koy nettali kenn xamalu ma ko kenn lu ma ko sax waxtaanee non du ma bëgg sax xamante ak ku nekk ci milieu boobu parce que bëgguma kenn xamal ma ko wax dëgg yàlla yéen kese laa ko nettali gis léegi nii du ma génn guddi non jamais musuma génn guddi ku ma ci waxal sax bu waxee guddi rek dama naan non ak loo moom mënti jox daal guddi daal du ma génn guddi saa sax su waxee moom guddi kese lay am jot non dama koy bàyyi man du ma génn guddi déjà samay parents laa dëkkal mun naa quitté fii naan damay génn guddi donc loolu day gën a aggraver sama situation ak samay parents daal du moo tax ma génn guddi parce que tamit sutura tamit dafa baax ak ñoo mën ci def tamit mu suturaal sa bopp 22 heures war na ma fekk sama kër yàlla xam na ko non samay parents dama leen wax ni dama am liggéey damay liggéey loolu laa leen wax sama famille yëpp loolu laa leen wax pour ñoom su ma génnee fii damay dem liggéey ñoom dañoo jàpp ni daal damay liggéey moo tax soit auberge wala seen kër ñoom affaire yooyu loolu rek moo tax loolu rek moo ma poussé may def nii mais bañu ma liggéey su ma ko defee ba am xaalis tuuti ba am ci par exemple 25,000 damay toog ba 25,000 yooyu jeex mu jógaat dem waaw parce que instant bi sax am na si koo xamante ne ni ci loolu laa xamante ni moom moo ma fayal benn formation bi may def instant bi ñaan naa yàlla am liggéey su ma amee liggéey wax dëgg yàlla mu amee liggéey bu baax boo xamante ne mën naa ci survivre dama koy bàyyi damay teg lépp à côté changer numéro et tout jël numéro bu bees waaye lépp ñàkk nga lépp man jàmm ji laa am jàmm ji
ci biir kër gi jàmm ji laa am néeg bi may fanaan sama rakk bu jigéen ñoo ko bokk dañoo jël lal bi jëndal ko lal moom muy ciy tëdd ci kaw man tuuti place bi des foofu laa lalee matelas di si tëdd te man maay sama taaw papa ak sama taaw yaay yëpp donc mais dañ maa suufal jël sama rakk bu jigéen boobu teg ko sama kaw lépp kër gi décision bu ñuy jël moom mooy décider lu mu bëgg loolu la ñuy togg lu mu bëggul kenn du ko togg si biir kër gi suñu toogee añ duñ ma woo suñu ndékki duñ ma woo suñu reer duñ ma woo man su ma xiifee man maay dem lijjanti suñu bopp lu ma lekk. est-ce que Njaay waaw sëy ba tas la def dañ ko may jëkkër buggul woon jëkkër ji mu dugg ca sëyi woon ci àll bi ci village yi dox fal fa quelques 2 mois 2 ans 3 ans bëggul jëkkër ji coow li jóg ba mu ñaan baat ñu may ko baat mu ñibbisiwaat ci biir kër gi loolu la ko yaayam mere ak papaam ba mi ngi ci biir kër gi mais dañ ko ignoré añ duñ ko woo reer duñ ko woo maanaam dañ ko tege nee daal tege ko nele luñ ko mere boddi ko waaw ndax li mu génn ci sëy ba xam naa ni mbokk geeg yooyu rek boddi ko xam nga da ngay dégg parents yi ne soo génne ci sëy bi ma bala àdduna ak alaxira nga génn ci ñu écarté la ne le pendant ay quelques mois ay at ndaw si nag bi mu demee ba sës gisul leneen lu mu mën a def commencé di dugg ci Facebook bi di jaay boppam moom moo ko nettali gis ngeen neen mën a faj soxlaam lu mën a faj soxlaam da nga mu ni su amee 25,000 day toog su jeexee mu dem wutiwaat ko nam koy defee yëpp expliqué ko ne ko am na yeneen wax yu gën a garaaw sax yoo xam dañ koo dindi ndax loolu mooy solution bi voilà wute ne liggéey nekk fi mi de jéemul liggéey yu mbindaan affaire yi daal ni muy doxee neexu ko mu toog ci kër ga moom daal day toog yor Facebook am su waxtaanee ba jàpp kenn dem fekki kooko fay ko mu ñëwaat toog seen waa kër naanewuñ ko ndox kenn xamu ko mus cee wax ak kenn ku dul ñun koo ni woon pëkk yaayam wax ko film nii du ko gëm parce que gisuñu ko mu dem fenn fu dul su demee ñu ni day am benn liggéey maanaam genre liggéeyu kër yi nga xam ne da ngay dem fobeeleel kenn baleel kenn moo fay la nga ñëwaat toog. moo tax mu ne boo ko woyee guddi day bañ. waaw ma ne ko fobee nettoyé guddi moom amul ci benn kii. voilà loolu noonu lay liggéeyee te kenn xamu ko kenn. léegi ban dafa am ñaar yu ci am. day na waar de. bi ci njëkk mooy. bu duggaatee ci sëy. même buñ koy rey fa lay dee. parce que xam na. la koy fekki bu ñibbee. loolu baaxul. doom boo ko juree da nga koy wan ne bu ñëpp wéyee maa ngi fi. heure bu compliqué mën nga compter ci man. mais du tee nga yar ko nag. waaw mais lii ñu ko def nii. boddi tey bu duggoon ci beneen sëy di fa dund. di fa dund loo xamante ne ji. mburu du ko daj ci fuur du fa jóge. ñu mettital ko fa ba mu xëy dee. ñu naan ku baaxoon la ku mënoon muñ la. fekk moom wute na ko. benn baa ngi noonu. ñaareel ba mooy toog ci Facebook bi def say publication Ablaye Diop gis la. woo la. nga ñëw. mu saay-saaye la. faat la fa. wan la ginnaaw. ñu naan autopsie police ak enquête. li muy def rek wóorul. moo tax ma ne la dañ koy exposer doublement. waaye nag. moom na gëm yàlla bu mu dugg ci loolu. baan gis nga kii a wax mais ku ko jox pexe di nga jox solution ñeneen ñu bari. bari na ñoo xamante ne ji tey goro ñu yettuñu ñi ngi dund ci benn chambre bu ñu luye wala appartement. luxe bu garaaw sax. même bañ a luxe sax fu ñu mën a suturloo ba dañu fanaan ci mbedd mi. bu ñu la waxee nañ koy fayee. na la ko yàlla nëbb. jigéen dina nekk ci sëy am fay doom ñu abandonné ki doomam ngir mu dundal doom yooyu wala mu fay seenum njàng te li ma lay wax nii am na ñu koy dund ñoo xam ne. bu ñu takkoon seen fit dinañ envoyé passe-partout message ci 157 17 ne ko maa ngi koy dund. bëgg lu ñu suturloo. lu ñu yore seen i doom lu ñu fayee seen njàngam doom tax na. même bu ñu taxawul ci tali bi yor seen carte di jaay seen bopp. mais ñi ngi koy def. waaw clandestinement. xam nga nag loolu lu koy waral njaay. xale yi jigéen ñi ngi may déglu papa yi ñu ngi may déglu yaay ngi may déglu. da ngay nekk sa biir kër am sa doom ji jigéen passe-partout ñëw di ko labat. suy ñibbi moo fay bàyyi njëgu reer.
ak njëgu ndékki da ngay gis ndaw sa naan ko jox ma sama reer sama ndékki baayam di dégg yaayam di dégg soo bàyyee ak xale bu góor boo xam ne takkul sa doom moo yor sa doom ndékki moo yor sa doom reer yaa ngi jaayloo sa doom boppam te yow la papa ji ak yaay ji labatkat bi sax soo moytul mu joxaale papa ji ak yaay ji reer joxel papa ji ak yaay ji ndékki duggal ci digg li may wax nii parents yi bari ñu ngi koy dégg. xam nga luy raison fondamentale bi. sama far bee ma jox reer. xam nga luy raison bi. waaw dañoo amul. waaw. réew mi daa bari ñu ñàkk ne man. waaw. nit nag bu ñàkkee te gëmul yàlla pour nga dugal ko ci naka sudul noonu day yomb. mais femme bii lii muy def nii. na ko dakkal. parce que bis bu ko deful leen xam naa ko dina ci masam bës. mais nag parents yi nañ jël seen responsabilité. leen xam naa ko. gis nga li ñu naan mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk. c'est sa doom. même bu demee sëy ñëwaat c'est pas une raison pour que nga koy boddi. muy dund ci yéen kii que ce soit góor wala jigéen nag parce que souvent tamit dina am góor yoo xam dañuy dund plus pire que ça. nekk ci biir kër yi seen ay parents di leen teg lu metti. jigéen sëy na ba tas ñëw taxul mu bon wala mu jëf kii parce que tas yàlla moo ko tudd. ni mu tuddee wee sëy. donc sa doom nag teg ko ci condition yi nga xamante ni même su fekkente ni yow mënuloo koo yor. mënoo ko satisfaire financièrement mais nga may ko jàmm. te loo am ngeen lekk ko. mais am sa doom di ko gën a ay rakam ak. waaw ay ak di ko xas ak yooyu di ko xas ak di ko boddi. mais kooku lu mu def yaa responsable bi. mais nañ sax xam benn affaire bàyyi wala yaay bu ci fonkul sa doom ju jigéen ba maye ko. bu demee ñu foowee ko. dëgg la dund so nga leen di wan ne kii ma leen di jox maa ko gën a bëgg. ñu teg ko yow fa nga ko teg. mais bis boo ko wàccee. wala nga war ne daf may toroxal wala daf ma fiy xatal. feneen fa mu demee ñu jàppe ko poids mort rek. Ndiaye mus ngaa gis jigéen guy drogué wu di jamoo di tox ay cocaïne di fóon mus nga ko gis. yow baan yow lu ma. Ndiaye passe limité tey Ndiaye démb saa yi dafa maa woo ay 2 heures du matin. am fu mu dugal foo xamante ni Ndiaye barke seen naa wax su ma desal woon as tuut. kon yow gis nga dorog. fa lay faatu dama fa doon gaañoo Ndiaye man dama yore njaboot gu sew. yow gis nga dorog. kii door moo ko topp de. gis nga dorog yow. gisuma ko de waaye fu mu dugal. Ndiaye dañ maa yónni yàkkamti ma man fi mu ne nii xalaat gi sax nu mu ko nar a baax parce que lii ma gis nii. maa dégg yeeg gaa yi lu xew maa ngi dem. mu naan ma man baan grand man bi ma ngéntee yàggul. 1 mois ci la toll. man xanaa doo passe partout mun ma déedéet léegi kay passe limité la moom. lu xew fii baan. kii benn femme la boo xam ni. waaw day daan drogué wu. léegi dafa bàyyi. mais fi mu jaar ba nekk drogué. bay mujj gi di sensibiliser di defar ñiy drogué. déglu ko Ndiaye. àndandoo moo jënd ko loolu ak musicien doon leen fréquenté mun naa ne àndandoo mun naa nekk réalité donc doon leen fréquenté ay xaritu musicien waaw ay xaritu musicien donc ñu amoon benn kër moo xam ne retrouvaille la woon donc dafay dem di fa dem ba léegi ma gis ñoom ñu donc dañuy am fu ñu laaxatu waaw nga waaw mu amoon benn copain nag noonu la man damay jékki-jékki di leen dégg ñuy waxtaan jékki-jékki dootuma dégg ci dara affaire boobu nag man dañ ci kumpa bay bëgg a dégg xam nga de plus en plus ñuy dem may gën a gëstu ba un bon jour sama musicien dama yow ma laaj ko man kii looy des si biir damay jékki-jékki dégg la ngeen waxtaan bu mu yàgg ba jékki-jékki di leen déggaat du ma dégg dara après ma ko si sonal di ko laaj mun ko danga dañ kumpa sa day tumba moo tax tey dinaa la wax lan lañ doon def xam nga benn jour ma toog si néegam mu génne benn mel ni genre pipe tama lañ koy wax daal. waaw pipe. waaw moom la naan tama. voilà ci milieu bi. voilà moom la ñuy wax tama si milieu bi. mu génne lu mel ni genre benn ceeb yooyu. waaw loolu la ñuy woowee cocaïne crack. cocaïne crack. waaw voilà élément bi dafa desee kii. femme bi li muy wax. waaw. man mi takk ay écouteurs maa ngi koy dégg bu baax. waaw xam naan lu am importance la. mais xam nga nu ñuy def. su soobaa. waaw. ñu ñëwaat ci mu gën a leer. ñu qualité son bu baax a baax waaw. parce que lii baan ñi ci war a mën a jàngee dafa bëri de. Ndiaye femme bi jàmbaar la. xam nga neen li ko gën a metti mooy. moom dafa amoon copain ci ñi doon drogué wu. copain bee ko ci dugal. bi mu demee waaw. gis nga heure bi jot. waaw. Ndiaye nañ bàyyi waa allo présidence. waaw bu subaa ñu yeggale ko. nañ def noonu. suba rek yàggatul. waaw da ngaa kii. da ngaa commencé yéen man. Ndiaye kii foo koy dégg Mara Sam foo koy dégg. kii seen technicien bi. allo présidence.